ayca maa ngi nuyuwaale bu baax suñu caméraman yi Pape Samba ak nga xamante ni moo di Babacar ayca di nuyuwaale Charles René Fall bu baax a baax ak tata Ajaratu Penda Diallo Gueye alors Khoudoss ñu daal di dugg ci biir waxtaan bi waxtaanee jafe-jafe yi am fële ca litige foncier sax du moins bi am fële ca Tivaouane Peulh. oui Fatka c'est vrai que yàgg nañ ko fi waxtaanee waaye ba léegi dafa mel ni y a pas eu de solution foofu la ca Tivaouane Peulh. Bakary Badji yow nga nekk coordonnateur du collectif des victimes de démolition de Tivaouane Peulh ci semaine bi ñu génn ngeen daa demal beneen manifestation déggoon nañu que ne jox nañ leen 20 hectares pour que au moins mbir mi xaw a calmé wu fu mu toll nii dafa mel nii nee nañ leen sax ci 20 hectares yooyu dañ ko xaw a wàññi tuuti c'est quoi le fond du problème ba léegi mënoo leen diggante ak état bu Sénégal ci wàllu ni mel. di la ñaan bu dee da nga ma permettre tuuti ma dellu si tuuti historique bi pour ñu xam exactement de quoi il s'agit donc ñun dañu xëy benn suba rek sans sommation nuy dara ñu xëy gis Descos ñëw def démolition daaneel suñuy kër ak benn site bu ñu naan primature fa la commencé dugg daaneel suñuy kër bu ñu laajtee ni ñu prolongement wu VDN numéro 4 moom moo fay jaar jusqu'ici dégguñu fenn tali dañ koy wax rek gisuñu projet gisuñu dara donc ñu constitué en collectif dem seeti en première position monsieur Boun Abdallah Dionne ex premier ministre buñ ko expliqué suñu problème lu ñu njëkk xamal moom mooy primature man maay patron bi mosuma yëg ne am nañ foofu collectif dem leen ngeen jël seen site ngeen liggéey li ci des ngeen may ñu fii ak 2 mois dinañ leen fay seeni impense ñu dem bu ñu demee commencé bugg a defar primature Descos ñëw laaj ñu ay document ñu ne ko jotaguñu kayit mu am coow tuuti maire wooñu jékki-jékki ñëw agsi bu mu agsee nañu nañ leen dem mairie am na lu xew lu bees am na lu ma yor lettre bi ngeen gis lettre confidentielle la ci gouverneur laa jógee moom ma ko jox nañ leen dem mairie ñu waxtaanee donc ñun ñëpp ñu jógaat ànd ak moom dem mairie bu ñu agsee mairie mu tijji lettre bi ci biir lettre bi ñu ngi xamal ni président jox nañu 20 hectares ci titre 64-35 bi nga xamante ni CIPRES am na fa bàyyu 100 hectares sur les 60 hectares de la CIPRES nañ ñu fa daggal 20 hectares jox ñu ko ñëpp kontaan tas ñu bi dem toog waxtaan suñu biir ñu dem gisee waat ak ñoom ñaan préfet convoqué les services techniques convoqué Descos convoqué ñu convoqué tous les services concernants convoqué Descos convoqué Eaux et Forêts convoqué maire convoqué le sous-préfet de Bambilor Marcel Thiaw ñu ñëw toog bu ñu waxtaanee ñu ñaan leen ñu may ñu pour ñu commencer ñu liggéey 20 hectares yi parce que ay dune la woon ñu nekk ay. maanaam ngeen commencé terrassement pour mën fa dëkk. ñoom ñëpp ñu d'accord. en attendant avenant bi génn ñu dem liggéey ko defar ko ba mu maasee tàlli ñareet comme autoroute à péage jël benn voie bu jógee Namora presque 4 kilomètres dugal ko latérite ba ci biir site bi def plus bi toog di xaar avenant mu yàgg lool ñu xëy. semaine bi ñu génn ni gouverneur wooñu ñu ñëw toog mu dalal ñu mu xamal ni ñu 20 hectares bi ñu leen joxoon. dañ koy jël delloo ko CIPRES. 20 hectares yi yëpp. 20 hectares yi ñu joxoon. waaw dañ koy jël delloo ko CIPRES parce que foofu CIPRES moo ko moom. CIPRES wala CIPRES. CIPRES waaw. man je lui ai posé la question à savoir man ko monsieur le gouverneur mais ndogal boobu fan la jógee ndax ci président la jógee tontuwuma. ñu ne ko mais loolu mënul nekk. mais dafa am ñu ne 4 hectares ñoom la ñu jël ci 20 hectares yi pour jox ko
Sipres wala 20 hectares yëpp moom la ñu nangu seen loxo delloo ko. assiette bi 100 hectares la. mu nekk ci titre 64 35 muy titre état. état jël fa bàyyi bu 100 hectares. carrément jox ko Sipres. bu problème bi amee dañ njëkk jox sa 40 mais 40 yi nit dañ fa dëkk donc man considéré moo tax waxuma ci parce que ay nit kese ñoo fa dëkk am na courant am na lépp doo génne ay sénégalais pour dugal ay sénégalais moo tax waxuma ci. donc moo tax mu dugg direct ci 20 hectares yi 20 hectares yooyu bu ñu ko joxee président moom moo ko joxe à l'époque mi ngi instruire le ministre Birima Mangara moo nekkoon le ministre du budget à l'époque. lettre confidentielle bu maire andi lire ko Birima Mangara moo ko bind sous instruction du président de la république. mu xamal ni ñuy jox naa leen 20 hectares. ñëpp kontaan comme ni mu ko waxee liggéey ko wàccee montagne yi ba mu tàlli ñaret mu des lu dul abonnement bi ñi ci topp di daw ñi xëy suba gouverneur ooñu nañu liñ leen joxoon kat dañ koy delloo Sipres ndegam ci Sipres dañ ko jëlee woon. ñu ne ko non ñun gëmuñu loolu xel xalaatul loolu parce que mënuñu fekk ay montagne ngeen jox ñu ko ñu liggéey ko ba mu baax ngeen xëy na ngeen koy delloo Sipres ni Sipres moo ko moom Sipres fa la nekkoon. buñ koy liggéey waaw ñu ñoo ko liggéey waaw Sipres fa la nekkoon buñ koy Sipres buñ ko joxee bàyyi boobu ça fait aujourd'hui presque ñaata 2012 la de 2012 à 2020 je pense que ça fait 8 ans. 8 ans waaw. 8 ans defu fa dara 8 ans et montagne ñoo fa nekk 8 ans mosu ci wax état bi jox ñu def ay réalisation def suñuy peine ñu xëy suba nañu non dañ koy jël te ñu leen non loolu mënul nekk. quelle a été votre réaction? am nañu ci tey am nañu ci ëllëg. bi ñu leen waxee ni jël nañu nangu nañu 20 hectares yi lan moo newoon seen tontu gouverneur bi. xamal ko ni ñun d'accord ñu ci loolu 20 hectares yi ñun ñoo ko moom. président moo ñu ko jox parce que par le président décret la. te defe naa ni président du teg yow ngay dindi yow gouverneur keneen du dindi ñun ñëpp président moom moo ñu supérieur c'est l'institut supérieur c'est le premier magistrat. soo amee problème moom mooy arbitre bi donc il a déjà arbitré jox nañu donc ñun on voit mal yow nga ñëw duñu wax wanoo ñu kayit wanoo ñu dara président newuñ tam président moo ñu wax donc mun ñu ko gëm donc ñun fu ñu nekk duñ fa jógee bu ñu jógee foofu dem Sabourou Ndiaye convoqué ñu à son bureau bu ñu ñëwee aussi il a dit la même chose man aussi j'ai répondu la même chose ne ko est-ce que président moo joxe ndigal boobu répondre ci question boobu lu ñu xamante mooy foofu titre foncier la te ñu luñ jàpp foofu bàyyi la donc dañ koy delloo Sipres ñu ne ko li ñu wax loolu la ñu gouverneur wax dégg nañ lu nga wax dinaa leen utal maa ngi di seetal feneen fu mu leen dugal gouverneur sax moo njëkk wax loolu génne benn plan wu 16 hectares nga jógee 20 wàcc 16 ne naa leen jox benn site wu 16 hectares xamuñu sax fa site boobu nekk ñun ça nous a pas intéressé laajuñu ko bëgguñu xam fu mu ne naa leen utal foofu amagul kayit amagul dara ki la diggoon jóge ci kaw ci président 20 hectares war a jox kayit wàcc ba 16 hectares waaw wàcc ba 16 hectares amaguloo kayit ngay topp kayit abana bi pour victime yi mën a jot seen i suuf jotagoo ko ñëw naa la dañ la utal beneen 16 hectares moins 4 hectares moins 4 hectares bu dee yéen a may dégg moins 4 hectares boo xamante ni dara leeragu ci ma digg la ndékki joxuma la ndékki gisaguma ndékki nga may digg reer loolu moo waraloon ngeen loolu moo fa ne loolu moo waraloon ngeen génn manifester semaine bi loolu moo taxoon ñu génn def demande 8 jours bu ñu defee demande bi tontuwuñu ñu ba le jour ji bu ñu war a génn la ñu jot bataaxal xamal nañu ah seen marche c'est pas autorisé boobu nit ñi ñëw nañu mënoo nekkaat di au 1797 victimes bu ñu waxee loolu ñu ne ok d'accord ñu ne gars yi kon bon nañ leen tas ñibbi ci biir tas ñibbi boobu ci kaw tali bi lañ jaar di dem en même temps di wax suñu suuf suñu bakken suñu kër suñu bakken jékki-jékki ah xaw ma dafa am infiltration xaw ma nu mu demee daal jékki-jékki daal dégg ay lacrymogène mu am panique nit ñi daw gauche droite looloo andi coow li gis ngeen ko ci presse bi Sénégal yëpp gis nañ ko adduna bi yëpp gis nañ ko ñu jël en témoin nag l'opinion internationale di jëlit yàlla suñu borom
ndax suuf sii ñu toll nii tey dama yaakaar ni askan bi moo ko moom defaruñu ko pour benn nit mun ñu jël lu tolloog 100 wala 60 hectares di ko jox benn nit luy xalaatam mooy dem créer benn projet immobilier am ñëw teg ne damay tabax ay bâtiment yu taaru yoo xamante ne 45 millions lay jar 50 millions jëm kaw pour ban Sénégalais la boobu. est-ce que gouverneur bi mu leen di jox lettre bi ne leen léegi wutal nañ leen feneen foo xam ne 16 hectares la seen maire bi mi ngi fa woon lan la ci xalaat wala yéen vous avez jugé nécessaire que ne jarul sax ngay di jéem a informé wu 16 hectares yi fa ñu nekk parce que bëggoo leen ko ci saa si. mooy lu mu la wax noonu xam nga duñu la jox nga dem liggéey ba mu pare ngay xaar sa avenant ñu oola naan la li ñu la joxoon jël nañ ko li mu lay jox du mat li ma lay jox ban kayit joxuñu kayit won nañu benn plan bu mu yor nii rek nii la ko yëkkatee woon ñu donc ñun intéressé wuñu parce que lu ñu intéressé ñun mooy lu ñu jox nga xamante ni ñun ñoo ko moom lu jóge ci ndigalu président de la république dañ jàpp ni kàddoom décret la te du wax aussi di dellu gannaaw ndëgam président waxul comme ni ñu waxee woon jox naa leen jaarale ko ci ministre am du budget donc mënu gëm loolu dañu jàpp ni président moo ñu jox xëy na peut-être li xew yëgugu ko. mais gouverneur moo fa représenté itam président bi de xëy na bu ci waxee ci kaw la jógee parce que ñemewut moom kese di jël dogal yi ni mel itam. non non xam nga moo ko fa représenté mais xam nga administration kayit la. soo gisee lu tax ñun borné wuñu parce que dañu doon xaar kayit. lu tax ñu am sañ-sañu liggéey ko parce que dañu jot kayit ñu lettre confidentielle bu ñu xamal ni président joxe nañ ndigal ñu jox ñu nangam ñi ñaan ñi may ñu commencé liggéey donc moom bu ñëwee du ñu wax ni lii def nañ ko nii mais nañu àndil kayit bu koy firndeel bu président bind. xamal nañu kat li ma leen joxoon nii ak nii jël naa ko dama koy jox si presse mais loolu amul kon ñun mënuñu gëm loolu du ñu jàpp ba tey fi ma toog nii di wax ak yow 20 hectares yi suñu moomeel la ñun victimes yi te parewuñu pour jóge foofu tey parewuñu pour jóge foofu ëllëg dañuy àggali liggéey bi këñ ñu joxe suñu avenant ku ci nekk ki ci am sa wërsëg nga jot ko parce que même 20 hectares yi jotul victimes yi du ñu doy ñu ci des comme ñoom nuñ ko waxee woon ñu fay leen ñu dem wuti feneen bu dee mënuñu dolli leneen nga la nañ ñu bàyyi ak lu ñu jox loolu daal mooy coow li. mais yéen su fekkente ne fu mu ne nii bu ñu lalee yeneen pexe jàpp ne dañ leen di utal feneen ñu delloo 20 hectares yi CIPRES est-ce que jotul woon ngeen bàyyi xel tuuti ci 16 hectares yi ñu leen proposé itam ngeen bañ a ñàkk 20 hectares yee dem itam ñàkk 16 hectares yi parce que mënoo leen de toute façon faire face à l'État. non man dama yaakaar ni paan xalaat. lu tubaab bi naan manque d'imagination. weesul yow Khoudoss ma ñëw jox la portable bi may la ko. neel naa defal kayit ci juróomi fan. portable paan nga defal ko ba mu baax. commencé di ci woote di ci wuyoo ma ñëw ne la Abdou Khoudoss damay jëlaat sama portable. paan xalaat weesuwul foofu. moo tax xalaatuñu sax waxu 16 hectares duggul suñu bopp duggul suñuy nopp dañ ko tëj bëgguñu sax dégg lu jëm ci loolu lu ñu xam moom mooy 20 hectares yu ñu jox nañ ñu ko bàyyee te que Mame Boye Diao directeur général impôts et domaines signé suñu avenant parce que moom it seeti woon nañ ko mu xamal ni ñu carrément dossier bi moom moo ci tegoon tànkam. maanaam. moom moo leen wax loolu. moom moo ñu wax loolu. maa ngi toog dossier bi moom moo ci tegoon tànkam. wax leen lu tax mu teg ci tànkam. parce que neen dañ ci doon boole yu ci bokkul. mooy lan xamuñu loolu. ça veut dire. bon mooy wax rek. loolu sànni wax rek dañ ci doon boole yu bokkul mënuñu wax exactement lii wala lële wala lële. non la leen wax. mais bés mi ki tey dinaa teggi sama tànk ñi régler dossier bi mu jeex di signer leen seen avenant. mais lu tax mu instruire son adjoint Badji. le même jour ñu au préfet wax ak moom. ñu génn kontaan ne donc le problème est réglé mais leen ma d'ici 15 jours dinaa ko régler d'ici 15 jours là ñi ngi ci 2 ou 3 mois dégguñu dara génnul waxul lu ñu dégg daal moom mooy woo nañu benn suba nañu 20 hectares yi ñu joxoon daal dañu koy jël delloo ko CIPRES. te man ci sama xalaat bu gàtt. dama yaakaar ne suuf su toll noonu nekk ci biir réew nekk ci biir gox ay nit dëkkoon fa ñu jëlee leen fa te gox ga taxu ko yaatu noonu waroon ñu mun a bàyyi ak suñu 20 hectares. yeneen 40 hectares yu des 60 hectares yi ñu delloo ko gox bi ñu mun a def seen hôpital parce que amul hôpital bu mag. kon est-ce que du Mame Boye moo def seen stade municipal amu fa. est-ce que jàppoo ni du Mame Boye moo fa tegaat tànkam ba léegi mënul fexe ba sotti parce que moom ba mu ñëwee impôt domaine yàggul impôt du moins. non man li may wax kañ moom mooy moom naka la ñu munee wax ni man maa ci tegoon sama tànk
teggi naa ko dinaa régler kayit yi par respect am na loo xam ne bëgguma ko wax. du ma ci àgg waaye ju ñu dee na borom xel jox ñu délai 15 jours amuñ lu dul nañu dégg ci gouverneur ni li dañ koy jël delloo ko nit ñi. ci wax boobu est-ce que amoon ngeen ci yaakaar yow loolu ngay bañ a wax nii. pour ñu ci li mu leen wax ci suuf yooyu noonu. yow est-ce que am nga ci yaakaar amoon nga ci yaakaar bi muy wax yow loolu ngay bañ a wax noonu xam nga yaakaar dégg bañ nga ko wax fii. waaye ci loolu amoon ngeen ci yaakaar. waaw bu baax a baax parce que dama ne dëkk day am kilifa ñëpp mun ñu nekk président. bu mu leen ne dinaa teg sama tànk fa lay ñëw Cheikh Tidiane bëgg a wax. li ma la laaj dafa leer dama ne. yow yaa ko wax léegi. nga ne am na loo xam ne doo ko fi wax. loolu laa bëgg a xam ndax loolu mu leen wax yéen amoon ngeen ci yaakaar ne que affaire bi day sotti. bien sûr. bu baax a baax. d'accord li man du ma ko wax c'est-à-dire bu mu woon ñëw di wax ni ay déclaration mensongère la. loolu laay bañ a àgg parce que tamit kilifa la. même bu dee maa yow loolu ngay bañ a wax quoi. même bu dee man maa ko mag. waaw kilifa la. waaw te tam dañ ko war a wormal. donc mun ñu wax waxam deñ. dëgg la parce que du ñu waxoon dafa leer. d'accord kon da ngeen yaakaar ne lu sotti la waaw. je pense que donc dañu bëgg a tas suñu yaakaar te parewuñu pour nangu loolu. et puis moom Mame Boye Diao aussi waroon na wax yan ngeen ci boole yu si bokkul pour de ce fait nit ñi mën a xam alors Khoudoss waxtu bi dab nañu dañu lay remercier mais laataa loolu dañuy daal di remercier monsieur Badji ñuy ñaan rek seen problème bi suñu borom saafaral ko bu baax a baax incha allah ngeen mën a delluwaat ci seen i kër yu ngeen di suturloo incha allah. amiin d'accord ayca Khoudoss yow itam ñu ngi lay remercier jox la rendez-vous lundi incha allah. incha allah di ko jaajëfal itam ci invitation bi jaajëfal Najib Sagna mi nga xam ne moom moo facilite la coordination. d'accord man lu ma bëggoon tàggatoo. rapidement. waaw dama bëgg wax ni rek sama mbokk victime yi que ni le combat continue toujours parce que lu ñu jox ñun ñoo ko moom. nañu continuer. d'accord bu soobee yàlla nañu atteindre suñu objectif. incha allah ñu bañ a dellu gannaaw. incha allah dina baax incha allah ayca dañuy daal di ñëw merci beaucoup monsieur Badji ñuy daal di ñëw léegi dem ci rubrique économie.